waxtu ci rajo Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Adama Gaye moom taskatu xibaar gi daal dinay teg ca suuf grève xiifal bi nga xam ni ca la nekkoon loola gannaaw ay awakaam ba ñu waxtaanee ak moom ba mu jox leen ca ndigal ci jamono jooju ñi di waa administration pénitentiaire di xam ne ni Adama Gaye talaata ba léegi ma ngay jëfandiku ci anam ya mu gën a yéwéne waa administration pénitentiaire daal di koy xamle ci ab communiqué ca hôpital régional bu Thiès. Sàccum bouteille def oxygène moom moo fa am na benn brancardier ak benn chef de service boo xam ni ci jamono ji ñoo ngi ci yoxoy takk der gi focus sub tey bi la ñuy waxtaane bokk na ci dënnu wi nga xam ni mi ngi wàcc ci réew mi ba lu mooy ñaari ay bés rek fukki doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan leeral yeeg Georges Déthié Diop ak pour reportage askan wi naka la ñu gisee lu ni mel dinañu yegg timit ba sa Ganzhou nekk ca réewum Chine foofa ñu xool as doomi Sénégal ya fa nekkee naka la ñuy dundee ak suñu envoyé spécial ba ñu yóbbu foofu ca Chine di Soda Thiam tàggat yaram wala balaa tàggat yaram ñu egsi ci xibaar yi biti réew Ana Rocha ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax Alaaji Ndate Diop li ci gën a fës bokk na ci fitna gi jip ca Afrique du Sud sénégalais yi nekk bitim réew ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ñoo ngi woote mobilisation seen kuréel dina amal benn marche tey ji ci ngoon fii ci Ndakaaru néewub Robert Mugabe mu ngi ci yoonu Zimbabwe avion spécial bi nga xamante ne ci lañ ko dugal war na egg ngoon itam. ca capitale ba di Harare waa ambassade du Zimbabwe nekk fii ci Ndakaaru ubbi nañ benn livre de condoléances ni ki tey ji crise bi ca Cameroun Paul Biya woote na benn dialogue national bu mag fi lekk njeexiteelu weeru septembre gi. Ana Rocha yaatal gi ci kanam lay doon tàggat yaram Youssouf Bodian ñoo ngi lay nuyu. di la fay Ndate. ana la ca gën a fës. basketball coupe du monde bi ca Chine France daanaka li ñu naan exploit la def ndax dafa éliminer 5 États-Unis daan ko 89-79 10 points la ko rawee donte sax kon ci troisième quart-temps bi waa États-Unis ñoo mëne woon nañ dem foofu ca Chine ak sunu ndaw Soda Thiam wax ñu match boobule nan la demee football Zamalek ñu ngi koy xaarandi ci Ndakaaru bu 18h jotee tey club égyptien bi war a daje ak Génération Foot samedi lay doon ñaareelu tour préliminaire Ligue des champions africaine nañu jël tamit xibaar yu mujj jëm ci grenat yu Génération Foot. Youssouf Bodian jaajëf yaatal gi ci kanam lay doon la ñuy jeexale gannaaw lii di li ci yéenekaay yi dinañu waxtaane ci gis-gis mbirum jëye yi nga xam ni moom la Sénégalais yi di dëkkuwaale loolu la ko waral wàllu ko collecteur gi nga xam ni moom mooy bu Fann Hann te ay doomi aadama yu bari dëkk ca kawam waaye tamit mbandi saar yi nga xam ni moom moo jaar ci yenn goxaat yi ci kanam lay doon ñu fas yéene ci ànd ak Mamadou Berté architecte ak Amadou Latir Ndour di spécialiste consultant ci wàllu kaaraange mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo Futur Média. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci machine bi nañ ko waxee ca bopp ba noonu la ñu koy dooree gannaaw ñetti fanuk grève xiifal ga mu nekkoon moom activiste bi di taskatu xibaar Adama Gaye daal dinay teg grève xiifal boobu ca suuf loolu nag gannaaw ak waxtaan goo xam ne nii sëq na ko ak avocat dañ ciy déglu kenn ca avocat yooyu maître Seydou Diagne lay wuyoo ci jokkoom ak Babacar Fall. tey ci suba waxtaan nañu ñun avocat yi ak suñu client Adama Gaye ñaan nañ ko mu dakkal grève de la faim bi mu doon def te nangu na ko donc pour l'instant bàyyi na grève de la faim bi dina lekk léegi ci journée bi si saa si te wax nañ ko ni nañu bàyyi ñun ñu continuer suñu liggéey attaquer décision bi nga xam ne moom la doyen des juges d'instruction jël ne moom daal demande de liberté provisoire mënu ko xool ndax yoon loolu la ko wax. appel bi nag def naa ko ci suba te ñu ngi ko jébbal cour d'appel maanaam chambre d'accusation bu cour d'appel de Dakar. ci wàllu woowu waa administration pénitentiaire ci ab bataaxal di xamle ni Adama Gaye moom ma ngay jëfandiku maanaam lekk ca anam ya mu waree talaata fukki fan ci weeru sàttumbar ba léegi te nee na dara jotu ko mi ngi ci jàmmam ñu fàttali ni Adama Gaye moomu sax ñu ngi ko tegoon loxo ci ndeeteelu ko weeru ko août loolu nag ñu ko doon toppee offense au chef de l'État maanaam ñàkk woor ma jëmle ci njiitu réew mi
gannaaw ay publication yoo xam ni def na ko ci réseaux sociaux boobu ba léegi avocat yi nag ak ñoo ngi amal ay demande ngir ñu bàyyi ko di bàyyi ko ndéggandiku loolu nag kii di juge bi daal dina leen ko lankal waaye nee nañu mbir mi dinañ ko def appel ca chambre d'accusation bu cour d'appel ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média juróomi simili moom moo tegu ci benn waxtu ci bëccëg. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ca Thiès moom ca l'hôpital ba di l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène lu doy waar moom moo fa am loolu nag ay doomi aadama ñoom ñoo fa jël rek la ñuy duppee ay obus d'oxygène di ay bouteilles yoo xam ne nii oxygène lañ cay def loolu nag nekk loo xam ni tax ubbi nañ ci ab enquête ba ab brancardier ak ab chef de service teg nañ leen loxo ñu dem ba Thiès fekki fa Cheikh Anta Diop ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès secoué par un scandale, un brancardier en service à la dañuy jéggulu ci kàllaam ak nasaraan googu Cheikh Anta bu fekkee yemb na ci kàllaam ak kocc ñu daal di koy déglu ci jëye jooju nga xam ni moom moo am foofa ca l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ay doomi aadama yoo xam ne nii dañuy teg loxo maanaam dañ faa jël ay obus d'oxygène di ay bouteilles yoo xam ne nii wàllu oxygène la def daañu suñu waat ci suñu yeneen xibaar wax lu soxal wàllug dënn wi ci jamonoy nawet yi ñu nekk ak loraange yi nga xam ni mi ngi koy def ba sax bakkan di ci rot diirub ñaari ay bés rek lu toll ci fukki doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan leeral yeeg Georges de ci jëpp tayo ñi dënn bi rey gën kaa tuuti fukki nit te diir gi yàggul altene rek faat na ñaari nit ca Tiwaawoon Pël benn doomu Guinée ba fa nekkoon ab saisonnier ak benn xale wi nga xamante ne juróom-ñetti at la am bés boobu itam dafa daanu ci ab liggéeykat bu transport Amar bokk ci NMA ca yoonuk Yaraax ki mu faat ab tôlier la woon Soumbédioune itam am na ñi mu fa laal ci week-end bi ñu weesu dënn bi rey ñaari nappkat ca géej ga ñu nekkoon ci Sénégal ñetteel ba ca l'hôpital la mujjee faatoo région yi nekk ci biir réew mi itam naka noonu ci taw yu mujj yi daanu ca commune bu Sinthiou Bokar Ali ca département bu Goudiri am na ñaari nit ya fa dënn ba rey ay jigéen lañu loolee ngi amee woon guddig talaata jëm alarba gi ñu weesu ñaari fan laataa loolu mu faat itam ab nit ca guddi benn dëkk bi nga xamante ne mu ngi bokkee ca commune bu Kër Momar Sarr ci weeru juillet gi ñu weesu bi nawet gi di door ca région bu Kolda dënn ba rey na fa benn sculpteur bi am ñaar fukki at ak juróom ca Saare Yerosi ci département bu Médina Yoro Fula dënn googu di wàcc ci kaw askan wi moom moo tax yenn ci doomi Sénégal yi fii ci Ndakaaru amuk tiit jëm ci seen wàllu kaaraange leen jaaxal te ëlëm leen ñu ni naam ay paratonnerre am na fi waaye ba léegi jëye di gën di am ñu tax ñuy sàkku rek ñii di waa protection civile ñu gën leen a jox ay matuwaay ngir ñu gën a mën a sàmm kaaraange ak askan wi ci reportage ub Kumba Sandiane Faye ci diggu xolu Ndakaaru gannaaw taw yu foor yi fi am fan yu mujj yi askan wi ku nekk ngi dox sa yitte ba ñu waxee waa lupp dënn yu foor yi taw yooyee di àndal ba jot a faat sax ay bakkan. waaw jar na tiit kay. tonnerre yi moom jar na tiit soxna si. dënn yi dafa am doole. ñun ci àll bi lañ daan gis dënn di rey nit waaye Dakar moom ren fi mas a dégg dënnu rey. di leen tiital. dënn yi jot a faat ñaari bakkan Amadou ñu fekk ko ci bërëbub liggéeyukaayam mu ñuy jéem a xamal li mu jàpp ne moo waral mbir yu ni mel. dënnu daanu ñaari paratonnerre ñoo ko xëccoo buñ ko xëccoo nag mooy waral léeg-léeg mooy échappé daanu. ci biir waxtaan bi ñuy xamle ne mbir yu bëri des ko bañ a def buy taw ngir mën a fàggandiku ci dënn yooyee. bu daan taw muy guddeeg muy bëccëg rek da ngay ñëw yooyu du koy xëcc quoi. waaw da koy xëcc man démb xale ñëpp dama leen a jóg portable ñu jël yëpp dugal leen seen biir tiroir yére yi may nañ dugal portable yëpp foofu parce que éclair bi day dugg ba ci biir chambre yi. ci pays réewum Sénégal di Ndakaaru ay paratonnerre moo ne de am na fi wante waa protection civile dañ leen war a jox jumtukaay yu mucc ayib loolee di gis-gisu kile dëkk Dakar. dafa jot état jël ci ay matuwaay dooleel protection civile. ci gis-gisam ba tey mu jàpp ne askan wi it dañ leen a war a xibaar ci ana naka la ñuy moytandikoo yooyee dënnu. jox ko ay jumtuwaay yu koy permettre muy dugg ci gox-goxaan yi jàngal nit ñi sensibiliser leen bu nawet jotee naka ngeen di protéger woo contre tonnerre yeeg. bu dee taw bu fort ci Ndakaaru ñu bari ci askan wi dañuy tiit rawatina bu àndeek ay dënnu lu soriwut dara ab ndaw nappkat bu faree Soumbédioune naka noonu beneen ndaw manee baax ca Tiwaawoon Pël jot nañoo ñàkk seen bakkan ndax ay dënnu yu wàcc seen kaw.
Kumba Sandiane Faye delluwaat ba Thiès maa ngi leen ko doon wax sànq foofa ab brancardier ak ab chef de service bu nekk ca l'hôpital régional ba Amadou Sakhir Ndiéguène la ñu teg loxo ba ci jamono ji ñoo ngi ci garde à vue la ko waral rek moom mooy coow ak càccum yenn ci ay obus d'oxygène di ay bouteilles yoo xam ne nii day def oxygène ñu ni moom lañ fa sàcc yóbbu ko jaay ko ay bërëbu paju yu bokk ci privé bi dem ba Thiès fekki fa Cheikh Anta Diop ci leeral. mbuxum ak sàcc ay produits yi ñuy jëfandikoo ngir way feebar yi moom la ñu nemmeeku ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès di ab brancardier nekkoon ci service médecine interne la ñu teg loxo ginnaaw bi mu doon rawale mbir mi doon génn ci bunt bi ci la ko gardien teg loxo mu yoroon nag ubbi li ñuy wax ubbi oxygène yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ci bloc opératoire yi wala ci service réanimation bi ñu ko yóbboo ci police premier arrondissement bu Thiès ci la joxe ay tur yoo xamante ne nee nañ ñooñi ñoom ñoo ko sant ngir mu di ko def di ko rawale ngir ñu mën koo jaay mu joxoon ci baaram ak tuumale kii di chef service su maintenance ak chef bu département froid nekk ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès nee na ñooñu ñoom ñooy bopp bi waaye directeur hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène di Babacar Mané bi mu yëgee mbir mi nag porte na plainte ba jamono yi nag ñi nga xamante ne lañu njort ne mbir mi de ñoom ñoo ko def ñi ngi jamono yi ci garde à vue ci commissariat premier arrondissement bu Thiès yenn ci ay xibaar yoo xamante ne jot nañu ko ci ñuy liggéey ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès nee nañ am na sax ay syndicalistes yoo xamante ni ñu ngi ciy dox ngir nag ñu teggi leen loxo waaye nag ñu jàpp ne garab yooyu yi nga xamante ni moom lañ doon génn ci l'hôpital bi di ko jaaye ji ñu ci bëri nee nañ ci yenn ci bërëbu fajukaay yi nekk ci biir Thiès de lañ ko doon jaayee RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta jaajëf ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média fukki simili ak benn bootu ci benn waxtu ca Tivaouane ak ca Ndiassane. RFM rajo askan wi. coowal borom xam-xam li nga xam ni moom moo jëpp diggante kii di Souleymane Bachir Diagne ak Boubacar Boris Diop loolu nag nekk loo xam ne nii jëm ci ndonoy kii di Cheikh Anta Diop ca université Cheikh Anta Diop boobu dem nañ fa étudiants ya ñu fekk ca département lettres rawatina fa nga xam ne rek moom moo la ñu jàng lépp lu jëm ci wàllu philosophie ak ndongo ya ñu fa fekk nee nañu waxtaan wi baax na lool waaye mbir mi dafa ëpp seen xam-xam maanaam dayoo ba ñuy waxtaanee moom daf leen yéem lool reportage yu Amadou Sabarba. ci département philosophie bi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ña ngay woyal waxtaan wi dox ci diggante ñaari kàngam yi ci couloir yi ñenn ñi sax xamuñu lu xew ci diggante ki nga xam ne mooy Boris Diop ak Souleymane Bachir Diagne waaye ndongo li nekk ci master 2 ci philosophie Jean-Rémy Coly mi ngi ci addu. suñu féete dañ ko war a tegee de côté ñu wax au nom de la science wax parce que science moo ñu war a wax lu nga xam te ne day jëriñ ñëpp. personnellement li ma xalaat mooy ñu dëkk mënul développé wu mënul jëm ci kanam sans ñu bañ a insérer lu ñuy laax. saal bi ñu fekk fa ay doctorant ci wàllum philosophie ku nekk ngay joxe xalaatam ci bile mbir waaye nanguwuñu ñu enregistré leen kenn ci ñoom di xamle ne kii di professeur Boris Diop dafa manqué respect ki nga xam ne mooy Souleymane Bachir Diagne ci ni muy wax ak moom ci ay mbindam keneen ci ñoom di xamle ne bile débat dina tax rek askan wi gën a xam ñaari kàngam yi. ba ñuy génn ca faculté ba ñi ngi dajee kii di Mamour Sarr enseignant vacataire bi di ànd ci kàddu yi nga xam ne Boris Diop moo ko yëkkati ci biile mbir. mooy ne débat boobu noonu ñëw na ci waxtu li ñu gën a soxla mooy li nga xamante ni mooy ñu fexe suqaliku ci langue yi nga xamante ni moom lañu am fii. parce que loolu buñ ko defoon bu yàgg ba léegi romb nañ fii sax man loolu laa gis. li nga xam ne mooy universalisme de la science bu Souleymane Bachir Diagne waaye tamit lii di science par le développement des langues maanaam ci suñuy kàllaama li nga xam ne Boris Diop moo ko wax muy débat boo xam ne sax dafa sut njort yenn étudiants yi waaye tamit ak ñi nga xam ne sax ñoo nekk ci université boobu. mu nekkoon reportage yu Amadou Sabar Ba foofu ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru programme bourse de sécurité familiale di ndimbal gi nga xam ni moom la ñuy jébbal ñenn ci ñoo xam ne nii ci askan wi te seen i yoxo jotul seen digg gannaaw dakkal guñ ko defoon na ay weer mbir mi dooraat na payoor bi ka ko xamle moom moo di coordonnateur programme boobu Papa Malick Ngingue gis ni ñëpp ñi nga xam ni rek ñoom ñoo ko yeyool dinañ leen ko jox te dinañ leen ko fay
laata at mi di jeex moom mu ni la ko waraloon rek moom moo di yenn ci ay gàllankoor dañ koy déglu moom Pape Malick Gningue coordonnateur programme national bourse de sécurité sociale moom moo nekkoon ganu RFM matin. paiement bi commencé na lu tax ñu toog ay weer fayuñu ko c'est inhérent à tout programme boo gis parfois dafay def li ñuy wax mise à jour def nañu planification yi mais xam nga bu ñuy teg budget bu bees ci gouvernement bu bees ak changement institutionnel yi amoon ak aussi apurement li ñuy wax mise à jour des données parce que ñun du ñuy càmbar chaque 3 mois du ñuy càmbar liggéey bi xoolaat ko xool niveau de paiement yi xool aussi li ñuy wax les réclamations parce que du ñu am benn système d'information et de gestion bi nga xam ni duñ koy apurer mooy duñ koy nettoyer di ko raxas ba nga xam ni dërëm buy dugg lépp lu ñuy def rek daañu xam fu muy dugg. Et Dieu merci il y a une régularité du paiement retard nag normalement duñu continuer normalement la ñu continuer parce que retard un trimestre la c'est vrai mais yooyu yëpp duñ koy éviter. On veut une régularité du paiement li nga xam ni. kon kay li ngeen fayul da ngeen leen ko ameel. non day ñëw chaque fois day ñëw ci année bi lépp li nga xam ne moom lan la yoreel planification bi ñuy def man li ma gëm mooy il y a un engagement bu fort bu état du Sénégal te loolu bailleurs de fonds yëpp saluer nañu Sénégal parce que du ñuy wax programmes sociaux li tax mu réussir mooy il faut que mu am un engagement fort de la part de l'État donc une volonté politique affichée te loolu am na te il y a une régularité du paiement dans l'année donc il faut réfléchir dans l'année est-ce que ñii dinañ jot seen. mu nekkoon Pape Malick Gningue di coordonnateur au programme bourse de sécurité familiale wala sociale. dem ba Chine ca Guangzhou nekk ñetteelu dëkk bu mag ba nekk ca Chine foofa nag nekk dëkk boo xam ne ni commerçant yu bari yu fekk baax fii ci Sénégal dinañu fa faral di dem naka lañ fa nekkee ak dëkk ba nu mu mel leeral yeeg suñu envoyé spécial ca Chine Soda Thiam. Guangzhou moo di capitalu province bu ñu naan Guangdong bi nga xamante ni jàpp nañ ni wàllum koom gi fii la ëppee loolu nag moom moo tax ñu fiy gis ay nationalité yu bëri ñoo xamante ni dañuy ñëw di def seeni business rawatina sax gu jëm ci njënd meeg njaay mi loolee nag la ñu consul général bu Sénégal nekk fii ci Guangzhou xamal di Mohamed El Bachir Diack. Guangzhou mooy ñetteelu dëkk Chine après capitale bi Pékin ak Shanghai ak Guangzhou mooy 3e donc Sénégal yi ñëw yëpp pratiquement fii la ñëw Guangzhou parce que fii la industrie yu bare concentré wu. Chine nag du dëkkub immigration rax ci dolli jafe na loolu ngir étranger dëkk fi loolu sax moom moo tax yenn ci ay sénégalais yi nga xamante ne ñoo fi nekk dañuy faral di jonkwanteel ak i jafe-jafe. c'est un pays continent de 1,6 milliard d'habitants seen loi immigration dafa sévère ñi fiy ñëw ñëpp ay visa temporaire la ñuy am visa touriste des fois 3 mois des fois 6 mois exceptionnellement ñu may la 1 an te 1 an yooyu chaque 30 jours da ngay génn pour dem renouveler ses visas dellu soit lu gënoon jógee Macao la noonu dem et maintenant de plus en plus autorité Macao yi léegi ñu ne ñoom bon kuy dugg foofu en tant que touriste war na am benn retombée économique donc loolu day poser problème sénégalais yi. kon ñu jàpp ni jafe-jafe bu fi ëpp moo di lu ñuy woowee overstay maanaam ñi nga xamante ni seen temps de séjour dafay jeex te loolu nag autorité chinoise yi duñ ko bàyyi mu jàll kun si jàpp am na la lay xaar consul général bi di ci àddu. ñoom duñ lay jël yóbbu la si benn centre de détention tey la foofu le temps yi def seen enquête xool ba xam temps ba nga fi toog ndax defoo fi benn délit nga defoo benn crime fekkee defoo fi dara ñu teg la benn amende nga fay ko nga jënd sa billet ñoom ñoo la jëlee centre de détention ba yóbbu la aéroport doo dellu sa kër. kon nag ñu njoxti ni loolu moom moo tax ay sénégalais yu dëkk fii ci Guangzhou bëriwul bu ñu sukkandikoo sax ci Mohamed El Bachir Diack lim gi mi war a tolloog 200 wala 200 ak juróom fukk ci ay sénégalais waaye nag am na ay étudiants sénégalais yu bëri yu nekk Chine lim gi nag di toll ci 400 jàpp 400 ak juróom fukk mu ne woon Soda Thiam fii ci Chine Guangzhou ngir Radio Futur Média. RFM bitim réew. Soda Thiam moomu moo ñuy dugal biti réew ñu dalal Anna Rocha Anna ñu ngi lay nuyu. ñu ngi dellu di la fay Alaaji Ndate. doomi Sénégal ya nekk ca biti réew di ñaawlu la nga xam ni moom moo xew ca Afrique du Sud. muy kuréel gi ëmb association sénégalais yi nekk bitim réew waaye itam ñi dellu si ñuy sàkku nag ci kuréel yi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu ak yelleefu doomu aadama ñu gën a taxaw ci mbir mi ci noone sax dinañ amal benn manifestation ni ki tey jii bu 15h jotee fii ci Ndakaaru ca place de la nation dañ ci déglu Youssouf Mbeng di njiital fédération goge ci jokkoom ak Juma Diouf ci téléphone gi. ñaxtu la bu jëm ci li nga xam ne lii mu ngi xew Afrique du Sud ñu koy teg africain yi loolu yaakaar naa ne di acte yoo xam ne yi
rafetul ci diggante ay africain rafetul ci diggante ay doomu aadama loolu yaakaar naa moo tax ñuy ñaxtu di ñaan état du Sénégal mu fexe ba ci sécurité sénégalais ya fa nekk comme yàlla def na ba tey jii ñoom ñëpp mucc nañ alhamdulilah ñuy ñaan yàlla daal yàlla yemale ko foofu ndax ñun africain ñun ñëpp benn lañ bu ñuy wax ay frontières yi ci mentalité yi la mais frontière existé wul suñu diggante entre africain yaakaar naa ñun ñëpp benn lañu te frontière yëpp dafa jaar ci diggante famille dafa bëri lu muy xew biir Afrique amoon na ci Côte d'Ivoire amoon na ci Centre Afrique gis nga fële Burundi réew yëpp dafay am Angola ba léegi ñu ngi ci ñii suñu wet di Mauritanie ñu ngi fay def nit ñu ñuul jëfin yoo xam ne yu ñaaw la kon yaakaar naa ne loolu Afrique du Sud rek taxu ñuy wax vraiment kenn rafetlu ko violence yi nag li ci métti mooy dafa am complicité dafa am ceetaan gi ci am te ceetaan gi mu ngi jëm ci wàllu police bi Afrique du Sud état la boo xam ne bii am na police am na gendarmerie am na armée yaakaar naa ne sa njëlbéen ga buñ ci taxawoon ndax lii avant muy xew alerté nañ. bu ñu sukkandikoo nag ci kilifa yi foofee ca Afrique du Sud lu ëpp juróom-ñeenti téeméer ci ay doxandem yu dëkkoon ca Johannesburg daal di nañ daw fitna googule ci bilan bu mujj bu ñu jot ci fitna bi lu ëpp wala bokk lu toll ak fukk ñaari nit ñoo ci ñàkk seen i bakken juróom-benn téeméeri nit ñu daal di leen teg loxo ndate. néewub Robert Mugabe ma nga caw yoon dëgmal Zimbabwe. délégation bi famille moo ci nekkoon waaye itam ay ñi bokk ci nguur gi ca Zimbabwe kon ñu génn tey ji ci suba Singapour daal di wutali capitale ba di Harare ci ab avion spécial boo xamante ne kon ñu ngi koy xaarandi ni ki tey ji ci ngoon fële ca Harare bu ci noppee nag duñ koy yóbbu directement ci village ba fu mu soqeekoo kon ngir ab veillée funèbre funérailles yi ñu ngi koy jàpp fukki fan ak juróom ci weeru septembre gi ñu nekk maa ngi ko doon wax sànq ambassade Zimbabwe nekk fii ci Ndakaaru moom itam daal dina ci ubbi benn livre de condoléances tey ji ci suba bokk na ci kilifa yi fa dem ambassadeur u Chine Zhang Shu ñu teewlu kaddu yi mu yëkkati ci micro Adji Maguette Ndiaye. dama ñëw fii ngir jëbal sama njaal gannaaw ba ñu ñàkkee suñu xarit di Robert Mugabe nit ku mag la woon jiite woon Zimbabwe def fa lu bari ngir ñu libéré wu ku xarañ la woon ngir taxawu dëkkam am nañu lu ñuy metti nag waaye nii la rek président Afrique yëpp ak doomu Afrique yëpp ngir taxaw di jëbal seen njaal. mu nekkoon kon ambassadeur bu Chine. nekk fii ci Dakar waaw. demoon foofu ca ambassade bu Zimbabwe fa ñuy daanelee moom mooy ca Cameroun foofa kii di njiitu réew ma Paul Biya sumb na fa ak pencoo jëm ci wàllug askan wa di dialogue national. woote na ay waxtaan ci lu jëm ci wàllu crise anglophone bi nga xamante ne ñu ngi ko fay nemmeeku ñaari at a ngi nii ci ab adresse à la nation njiitu réew Cameroun kon daal dina wax ne bëgg na dialogue boobule ñu amal ko fii lekk njeexiteelu weeru septembre gi ñu nekk mu kalsum lii lañ ci ànd ngir yeneen i leeral la. pexe mi nekkul woon lu bees ci moom mu nekkoon lu mu nasoon ay weer ak ay acteurs yi ne ci biir réew ma ak ci biti Paul Biya dafa fipp woon ci yenn xeetu xare yi initiative yu bari amaloon nañ ko mu nekkoon lu tegu ci lu simple teg si jaarul woon yoon bokk na ci itamit ci anglais ya ñu fa bunnu xatal ak tuutal gi ñu leen tuutal ca kaw français ya waxtaan nañ fa itamit ci seeni kilifa yi lànk bañ a waxtaan ngir dellusiwaat jàmm ja ci wàllum waxtaan gi nag ak kan lañ war a amal waxtaan yi. waxtaan yooyee war na mën a dajale ñi bokk ci société bi ak ñi ŋànk wàllum kaaraange gi ak ñi yore l'armée yi Paul Biya war na mën a amal dialogue ba gannaaw ba mu saytoo mbir mi ba pare mu nekk lu rafetlu wante waxtaan gi war na nekk lu dëggu buñ sukkandikoo ci Jean Somelu di secrétaire général bu Front social démocrate mu nekk benn parti ci kujje gi. jërëjëf Oumou Kalsoum Alaaji Ndate fii la ñu yemalee xibaaru bitim réew yi. jaajëf yow it Ana Rocha. RFM Sport. Youssouf nuyuwaat nañ la. di la fay Ndate di nuyu ñëpp. basketball ci wàllu góor ñi ak coupe du monde bay am ca Chine. France daal dinay àgg ci demi-finale yi daan na États-Unis. waaw moom la ñuy wax ci français exploit ndax kenn xaarutoon France kon daal di daan États-Unis ci match boo xamante ne fukki poñ sax lañ leen daanee ñu dem ca Chine fekk fa sunu ndaw Solo Thiam maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay Youssouf Bodian. alors teewee nga kon match boobu nga xamante ni moo doxoon diggante France ak États-Unis nettalu ñu un peu lan moo xewoon tey foofu ci Chine. waaw comme li ngeen ko waxee rek Youssouf Bodian nekk na match boo xamante ni kenn xamante ni woon ñu di waa France daal di génne di la joŋante génne ñi nga xamante ni ñoom ñu nekk double champion du monde bu di waa États-Unis gis nañ ni sax ba ñu yem ci 4e quart-temps bi ñu di waa États-Unis toogoon nañ benn instant ñoom ñoo mëne woon waaye nag ba ñu demee ba ci cëppaandaw bi rek nag waa France bi donc daal di def différence en général ñaari tir primé loolu nag moo waral waa France loolu sax nañu daal di taw li nga xamante ni moom moo di ndam ñi ci kaw États-Unis ñi nag ñi di américains yi waaye France nag ñi ngi jot a waxante seen joueurs yi nee na fi mu nekk nii génneeguñu dara dañoo lancé ab signal fort te wane nañ seen bëgg-bëgg fu ñu bëgg a àgg ci li nga xamante ni moom moo ci coupe du monde bi wax rek ni score bi nag xaw naa yaa tuuti ci diggante France ndaxte 10 points d'écart la 89 la France am ñii di waa États-Unis daal di am 79 bu Youssouf Bodian ñu ko doon waxee sànq rek ñaari joueurs yoo xamante ni ñi nga jot Utah Jazz di ab club NBA di ki nga xamante ni moo di Mitchell Donovan moom ñi nga xamante ni nag dugal na toll ci 29 points ci côté ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo di waa France gis nañ ni tamit ki nga xam ne moom moo di Rudy Gobert dugal na moom tamit lu toll ci ñaar fukki poñ ak benn am na sax beneen joueur boo xamante ni moom it dugal na ñaar fukki poñ ak ñaar ci côté waa France di dëkkalu Nando Youssouf Bodian wala sax Ivan Fournier di mois kon nag loolu moom moo fi jotoon na am ci jongante gi tam dox ci diggante États-Unis ak France Youssouf Bodian. ci yeneen xibaar pour réaction yi kon mu ngi noonu exploit France nag ngir nga mën ko natte 2006 le États-Unis gëj a ñàkk ci match officiel ak bi ñu dugalee maanaam joueur NBA yi ba léegi avant amuñoon droit dugal NBA ci seen équipe nationale bi ñu ko dugalee ba léegi 2006 lañ leen mujjee gagné ci benn match boo xamante ne match officiel la kon tey France kon def na exploit daal di daan États-Unis fukki poñ la ko daanee France war a daje ak Argentine ci kon demi-finale yi beneen quart de finale bi mu ngi daw diggante Australie ak République tchèque ki ci gagné mooy daje ak Espagne ci wàllum demi-finale. kon ñuy jaajëfal kooku di waa France ak Rudy Gobert ak ñoñam gannaaw basket ñu wax football ñaareelu wërngël bi jëm ci préliminaire Ligue des champions africaine Génération Foot di waaj a dalal waa Zamalek. match bi ñu jàpp ko samedi bu 18h jotee Stade Lat Dior bu Thiès. xibaar yu mujj kon jëm ci équipe bu Denis Biram Ndaw bi ñu ànd ci ak directeur communication bu GF di Talla Fall. fi mu nekk nii à part Jean-Louis Barthélémy Diouf bi nga xam ne sax plutôt moom moo waroon voyager sinon ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñëpp am na ci ñeneen sax ñoo xam ne tey joué woon nañu ak U17 yi donc dellu si nañu xam naa ne entraîneur bi aussi tamit dina mën a disposer de tous ces jours là yi nga xam ne voyagé woon nañu ak équipe nationale donc ñoom intégré nañu groupe bi donc dinañ leen mën a jauger xool seen état de forme naka la leen mën a utiliser aussi su fekkee ne am na ci ñoom soxla parce que effectivement lu mu gën a yaatu gën a baax parce que match bi ngay jëm xamuloo ban genre match la entre équipe adverse bi xamuloo lu muy indi mais ci lu ñu mën a wax daal vraiment effectif bi macha allah ñoom ñëpp ñu ngi fii entraîneur bi lépp lu mu soxla ci ñoom daal ñu ngi ko koy defal. Thiès jot nañ ñu won ne vraiment mën nañu mobiliser parce que boo xoolee sunu match retour bi ñu am ak libériens yi fii vraiment ñu ngi leen di ci remercier déjà parce que ci wàllu jàppale ci wàllu organisation ci wàllu mobilisation vraiment lépp lu leen waroon ñoom mëtaloon nañu ko sunu diggante ak ñoom te dirigeant thiessois yi aussi tamit ak joueurs yi nga xam ne vraiment ñoom ñoo originaire de Thiès parce que ñoom foofu lañ juddoo te am nañ ci 5 ba 6 ak entraîneur bi Djibi Fall ku nekk ci wàllu boobu jël nga contact ak sa ASC bi nga mës a jaar ak yeneen ASC yi nekk foofu yëpp pour vraiment mobiliser wu vraiment pour que match bi ñu jëm yàlla may ñu ci ndam ba nga xam ne dinañu mën a préserver sunu ay chances de qualification ci match retour bi. Talla Fall kon Génération Foot Zamalek samedi lay doon équipe bu Zamalek boobule nee nañ tey ci ngoon lay yegg si Ndakaaru ñoom kon ci dimanche bi passé sax la ñu gagné Coupe d'Égypte bi mooy 27e fois ñaar fukkeel ak juróom-ñaar ñu koy gagné ñu daan kon équipe bi di Pyramids ñetti bal ci dara laaj
ñu des ci football ak CAN U23 xam nañu juróom-ñetti équipe ya ca qualifié. éliminatoire yi dëmb ci guddi la jeex Côte d'Ivoire moom qualifié na ci kanamu Guinée Conakry Guinée bi nga xamante ni moo éliminé woon Sénégal ci beneen tour bi 2 bal ci 1 la ko door ci match retour bi ñu jàpp tamit ni ci CAN U23 bi am na yeneen juróom-ñaari équipe yu qualifié bokk na ci Égypte mi organisé Mali mi éliminé Maroc Cameroun éliminé ñi di Tunisie Ghana qualifié ci kaw kii di Algérie Nigéria Zambie Afrique du Sud dinañu bokk ci CAN U23 boobu ñuy amal le 8 ba le 22 novembre ci Égypte ñetti équipes yi jiitu ñoom dinañu représenter Afrique ci Jeux olympiques yi war a am Japon ci atum 2020. Youssouf Bodian jaajëf.